bu artiste bu mag la def loolu aussi jël ko nag ndeysaan ak philosophie kontaan ci xam ne ay moroomu artiste am ñoo ànd def loolu kon ñu ngi leen di féliciter di leen wax ne chaque jour nii lay demee foog ñu xaw a def benn détente tuuti pour mun a dellusiwaat ci waxtaan bi Aïcha Diaw dañu lay ñaan parce que bu ñu naree dugal rubrique santé bi je pense que dina gën a gudd parce que li ñu desee ci temps bëriwul ndax voilà te war nañu dem jëli li nga xam ne moom moo di météo ak Mame Khady Diéry Fall Charles Mame Khady Diéry Fall bu fekkee pare na rek mun nañ ko jël alors Pape Sané mi ngi woon ci oustaz waaw oustaz ak bi ñoom ñaar laa bëgg laa jagleel laaj bi sànq oustaz dafa joxe ay référence ci wàllu diine ay kilifa yi nga xam ne dañ fi xeex nooteel c'est-à-dire seen taxawaayu xeex nooteel la woon Pape Maguette convoqué dem na et aller plus loin convoqué Thierno Souleymane Baal et tout tey ma gis ni que Guy Marius ci position boobu la nekk te oustaz tamit wax ko rafetlu ko man ma am benn li nga xam ne man dama ko vivre personnellement man xaw moon Guy Marius Sagna à part nañu koy gisee ci télé yeeg rajo yeeg console je le connaissais pas ba fan yi passé métitu bañ bëgguma rey may bëgg dee ñi woo ma xamal ma ni que Guy Marius Sagna mu ngi Ziguinchor Guy Marius Sagna dafa war a wax ca la nga xam ne maa ngi alerté lu toll ci fukki at ak juróom maa ngi alerté nguuru Sénégal ci ay bind di ko bind nag ci kilifa yi bind jëmale ko ci kilifa yi di bind tamit ci journal di ko wax ma leen di wax ci danger ba nga xam ne mooy lii nga xam ne mooy impunité ak jaay doole ji nga xam ne dafa commencé waat di dellu si Casamance nànk-nànk c'est-à-dire la nga xam ne mu taxoon 1982 li ñu naan irrédentisme rébellion jóg fa yooyu dañu commencé di ko gisaat man ma ciy bind di wax di bind ay kilifa di ci wax tamit di am di animer ay conférence muy fii ci Dakar wala si Ziguinchor université de Dakar wala université de Ziguinchor dem di fa animer ay conférence di wax di xamal kilifa yi ne que ñu bañ a nelaw parce que dafa am la nga xam ne doomu aadama bu ñu ko yàggee di ko teg dana am nu muy demee dana jóg fippu te bu fippu day xaw a mel ni li fi amoon jamono yi passé mooy biñ naan bi ñu jiiñee Ousmane Sonko lii ba mu jur yeneen ak yeneen maam Biram mu ngi koy fàttali fan yee ne que finalement du mbirum Ousmane Sonko mbirum métit ak coono sénégalais yi moo taxoon affaire bi jël benn ampleur les sénégalais avaient un compte à régler avec le pouvoir donc may doon am yu may dénoncer foofu ya nga xam ne da nga koy gis ca ña nga xam ne ñooñu la nguur gi affecté foofu ñu koy doxalee maanaam di fa teg li ma naan des mauvaises pratiques administratives mu nekk askan ba nga xam ne ñu ngi commencé di goûter li ñu naan paix. am na xale yi nga xam ne ci guerre bi nañ juddu am na xale yi nga xam ne seen papa sax ak seen yaay ci guerre bi nañ juddu ñu màggee ci et tout donc ñu commencé woon ñam tuuti jàmm boobu après ñu commencé waat gis yu ni mel ñu gis administration bi ñenn ci administration bi di ko teg en complicité ak ay élus affaire yooyu di dem ba commencé jur ay vent de révolte ma wéetoon ci trop wax fa dëgg yàlla ma wéetoon ci trop mais teewul woon saa su nekk rek su ma xëyee rek jël sama xalima bind saa su nekk su ma xëyee am plateau télé wax ci saa su nekk su ma amee occasion toog ak kilifa wax ko bind jox ko bataaxal donc ma toog fii sama bëñ di ma bëgg a rey ñu ne ma Guy Marius mu ngi Ziguinchor te la nga doon kaas noonu looloo ko indi fii ma jël avion dem ma def une partie du voyage ak moom li ma jour boobu laa koy soog a gis jour boobu laay soog a gis Guy Marius jour boobu laa koy soog a jox loxo ma ñëw ñu wax mu ne ma comme ñëw nga man li ma gënal grand mooy yow nga jël kàddu parce que yow mii ko doon wax yow yaa xam ma wax bi ma waxee jur na fa sax coow am ñu ñëw ñu fa benn maire yónni bëgg fa indi ay xeexalte ay kërën mais ci njëkk ak teraanga ñu wan leen ni que loolu tax ñoo jóg ci noonu ñu wax fa ba génn fa bi ñu génnee noonu am ñaaru kilifa yi ma woo ne ma ndax yor nga numéro bi man leen wax fa dëgg yàlla du ma fenn yoruma ko ñu ne ma utal ñu ko nga jox ñu ko parce que ñun dañu bëgg te kilifa yi ci administration territoriale nañ nekk kenn ki kilifa la ci armée gi mu ne ma man dañu bëgg mu fiy dellu si de temps en temps parce que
discours yi mu tenir fii mu ne ñun daf ñoo soulager ndax lan mu soulager ñu parce que ndaw yi permettre na leen ñoom seen naqar la nga xam ne nañ doon kaas ba nga xam ne bii problème Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi amee ñëw nañu ba songu brigade de gendarmerie songu yeneen ak yeneen ñun xam nañ ni ko ndaw yi du ñun lañ doon songu mais un trop plein de rancœur lañ doon génne donc dañu bëggoon lii bu munee am respectivement tous les 2-3 mois mu am man la leen dinaa lijjanti ba am numéro téléphone am tey oustaz nag man laaj boobu tey ji ma jagleel ko c'est-à-dire tey li ni mel nga xam ne moo doon responsabilité état est-ce que tey warul comme kilifa diine yi ni ñu impliqué woon ci résolution recherche de la paix en Casamance muy kër Baye Ibrahima Niass muy kër Baye Serigne Touba muy kër Maam Maodo impliqué ci mais tey jii dafa mel ni dañ leen ci beddi du ma ne sax dafa mel ni dañ leen ci beddi mais tey est-ce que yéen diine gi kilifa diine yéen da ngeen war a toog di xool nguur gi di doxal te mu leer que ni nguur gi li muy doxal ni narul jur jàmm est-ce que tey jii jarul yéen kilifa diine yi ngeen jógaat tànk yooyu nga xam ne la ñoom maam Abdou doon sol ba mu jaral ko mu dem jiite julli juma fële ci buntu gouvernance Ziguinchor kii nga xam ne mooy doomu sëñ Saliou bi sëñ Moustapha Saliou ñu yónni ko fa mu dem jiite fa yéen mel est-ce que tey ji yaakaaru leen ni ko war ngeen jóg Guy Marius Sagna yow question bi ma lay laaj mooy tey ji sortie boobu nga def noonu foofu nee nañ ma sax ci yoon bi am na gouverneur bu la woo pour maanaam massawu la ci coono yooyu nga xam ne moom nga fa dajoon tey est-ce que loolu comportement bi nga fa gisoon wax violence yooyu nga fa gisoon tey est-ce que dina la décourager ci continuer di fa dem pour jéem a gindi askan bi jéem a fexe tamit ñii nga xam ne dafa état bi yónni wala ñi nga xam ne ñoom nañ fa fal ay maire wala président conseil départemental ñi jéem a di jubal. acca Oustaz. jërëjëf xam nga man ci jamono jii rek waxoon naa ni Sénégal amaat na lu yaakaar ci sum kilifa diine yi gis nga yàlla dafa def man ma jàngee Soudan fa laa defee bac ak licence ma amoon chance daje ak John Garang bi doon xeex pour libération du Soudan ñuy ma seeti ko ñuy waxtaan mu ne dafa ne nord Soudan gis ne injustice bi mu doon xeex sud bi ndekete nord bi la ëppee mu jooy mu ne su xamoon ne nord Soudan nii la mel kon combat am foofu la koy commencer ci naar yi parce que injustice ba foofu la nekk gis nga li ñuy tuddee terroriste jihadiste yooyu li ko indi mooy injustice moo ko indi réew yi nga xam ni yëpp ci Afrique dafa am problème réew yooyu ya fa place ya fa gën a naat fa la problème bi amee comme ni Casamance gënee naat ci Sénégal boo demee Soudan sud baa fa gën a naat boo demee Ouganda noonu réew yi am rébellion ci sa adduna bi yëpp réew yi rébellion yi fa muy installé wu mooy gox ba gën a naat ci askan woowu te li ko indi mooy injustice xam nga injustice dafa yàgg ci réew mi moo tax damay tooñ nga gis ne ko ñun ñoo gisagul suñu bopp ci combat am mooy les arabisants ñi nga xam ne ci mbedd mi la ñuy yelwaan lu nu jàngee pare dugg ci biir àll bi mbëkk mi dem ci réewi arab yi sans bourse jàng fa licence ñëw am sa spécialisation nga ñëw ñu rejeté ne duñ la jël nga jàng médecine jox la nga nekk instituteur nga jàng ingénieur jël la nga dem nekk instituteur wala doo liggéey ci état bi parce que li nga jàng mooy langue arabe te ñuy fay impôt suñuy waajur di fay impôt ngeen di fay impôt seeni waajur di fay impôt injustice boobu dafa yàgg ci réew mi depuis l'indépendance ba léegi en ce moment bi président Macky ñëwee am na lu effort bu mu def ci créer bac arabe islamique c'est-à-dire continuité li nekkoon ci daar yi majalis yeeg yooyu ñi daan jàng ci Medina Baye di jàng Saint-Louis di jàng Touba ak yu mel noonu am na benn programme bu ñu teg boo xam ne continuité loolu la nit ki mën na jàngee fii ci Sénégal am bac ba dugg ci université yi jàng mais ki am bac arabe islamique amul droit dugg école normale ñu former ko mu def jàngale instituteur ci école élémentaire yi par contre ki am bac ci beneen série yi nga xam ne moo nekk ci Sénégal soo amee bac mën nga def concours école normale boo amee 2 ans nga dem jàngale ji man prof la ci lycée Coumba Ndoffène 8 ans dem Niakhar def fa 3 ans ñu doon ma affecté Dakar
léegi injustice boobu dafa yàgg te mag ñi yàgg nañu xam ne injustice am na ci réew mi ji nga violence bi commencé nii violence verbale moo jiitu nit ñi di ko dégg di ko saytaan su violence verbale amee rek violence acte moom mooy faral di am lii jaadu ci Sénégal ci magu sëriñ si xam seen rôle bi ñu war a taxawee ci réew mi maa ngi koy nettali gis léegi benn prêtre bu ma dajetoon mu jógee Afrique centrale ma koy laaj ma ne ko pourquoi yéen nitu diini yi guerre bi am Afrique centrale mën leen ci jouer seen rôle mu ne ma problème bi ñu am mooy dañu xeex médias yi dañu xeex ba dindi suñu crédibilité ci askan wi mbuut yi daan am ci église bi di am ci jàkk yi te kenn du ko doon yëg doon tax nit ñi doon ñu respecté dafa mujj nekk ci biti ba nit ñi ñëpp xam ne ndekete prêtre yeeg imam yee yem ñoo askan wi ñoo yem bu njëkk boo daan génn boo gisee ñuy football dañ lay may ba nga jàll ñu doogay continuer football léegi suñu kàddu représenté tul dara léegi nag bu ñu demee ba crédibilité boobu mu jeex ci këru diine yi te mooy système yi fi nekk yëpp loolu moom mosoon nekkoon seen rôle ndax bu ngeen seetloo Sénégal depuis Senghor ak Lamine Gueye këru diine yi doon xeex yëpp combat bi mu ngi commencé woon ci Senghor ak Lamine Gueye kër goo dem xalifa bu mag bi Senghor la àndal ki topp ci koom ànd ak Lamine Gueye boo demee Kaolack looloo fa am boo demee Touba looloo fa am boo demee Tivaouane looloo fa am ñu jaxase ñaari famille ñu toog presque 30 ans yoo xam ne ay conflits la ñu créé ci biir famille diine yi ba nga xam ne taxaw li leen war taxawaay bi leen war ci Sénégal sax mujj ñu ko mën a def yi nga xam ne colonialiste yi yëpp bëggoon nañ ko dugal ci réew mi à travers système yi fi nekkoon fexe nañ ba balaa jàmm di am ba dernière génération ñoom Alaaji Abdou di jóg di kaas yenn yi fekk na li tubaab bi bëggoon a def ci réew mi def ko fi Sénégal nag benn chance lañ am ak yeneen réew yi da ngay faral di dégg grand ñu naan Sénégal réewam jàmm la mag ñi fi tëdd tax na réew mi jàmm rek a fi am yooyu ay naxaate la parce que mag ñi fi tëdd yëpp seen i référence dëkkuñu Sénégal te seen réew yi seen référence dëkk mu ngi tàkk Abdul Xaadir Jeylaani Baxdaad la nekk mooy référence su xaadir yi mën nga wax ne mooy référence su Sëñ Touba boo demee Jazaïr tàkk na fi pourtant fa la si Amady Tidiane juddoo donc loolu ay wax la yoo xam ne dañ ko tàmm dégg ci nopp yi mais teguwul fenn benn effort rek la sëriñ si war a xam ne moom la ñu war a def ñu jox leen seen crédibilité parce que mooy jàmmu Sénégal même bu fekkente ne gis nañu ne li ñu doon xaar ci ñoom ci wàllu yu bëree bëri ndekete amul waaye mën nañ préserver ni ñu koy waxee mooy garder seen taxawaay ci askan wi encourager leen ba ëllëg su problème amee ñu mën a wax comme ni sëñ Mountakha def ci problème bi ba mu arrêté. gis nga bu fekkoonte ne par exemple Kadhafi ni ñu ko reyee woon na yàlla tere amoon na Sénégal Sénégal mën na stable ba tey parce que këru diini yi ñooy def stabilité réew mi état mën na daanu mais këru diini yi sax fi nekk fi moo tax li nga wax ni dama koy encourager di wax que ne am na liggéey bu nit ñi commencé def vous voyez que bi problème bi amee li ñuy wax cadre unitaire moom moo dox yëf yi cadre unitaire mooy structure bu boole tous les comités scientifiques yi nekk ci këru diini yi ak structure yi nga xam ne ay association islamique la ñu ñoo bokk ànd créer benn cadre di waxtaanee gàmmo ensemble di waxtaanee màggal ensemble di waxtaanee tous les événements religieux ci réew mi ensemble pour jéem a bokk benn discours parce que tey ñi jiite xilaafa yi ci kaw Sénégal ci biir Sénégal li tax espoir am grand moo di ay intellectuels lañ yoo xam ne université yu ñu jàngee ñi jiite réew mi ci université yooyu la ñu jàngee wala ñu gën leen ay université boo jëlee sëñ Mahi boo doon compte tey intellectuels yi nekk ci Sénégal boo ne benn sëñ Mahi nga cee teg boo waxoon sëñ Mountakha kazalika naka noonu non seulement intellectuel lañu mais dañu xam réew mi xam politique am na ci sëriñ soo xam ne ay membres fondateurs lañ sax ci parti gauche yi ñoo xam ne ay membres fondateurs lañ ci parti gauche xam nañ ni réew mi doxee ñu nekk ci kaw mënuñu leen nax li des rek mooy ñu jël seen responsabilité saa su jotee ba injustice bi nga xam ne nit ñaa ngi koy dund ñu fexe équité am ba nga ku nekk gis sa bopp ci réew mi loolu mooy tax stabilité am gis nga am na benn Sénégal ñaari citoyen moo fi nekk citoyen boo xam ne lu mu bëgg ci réew mi njëfal ko ak benn citoyen boo xam ne effort bu mu def du tax mu accéder ci fa mu war a yegg man dama def jolli sama cas dama jàng Ndar di yalwaan jàng dem Soudan def fa bac def licence ñibbi si Sénégal def école normale KM dem Fatick di jàngi université di ñibbi ba am maîtrise bi ma amee maîtrise ma def KS pare defaat master 2 à l'université ma pare département arabe bëgg a def sama thèse de doctorat ñu ne ma en France nga koy def man dégguma tubaab te bu ma naree def doctorat en français danaa def ñetti liggéey danaa bind ci français
bind ci arab def transcription mënuma ko def ñu xañ ma droit boobu nan laa def mujj dajale samay kopparu bopp dem université Mohamed V pour def fa sama doctorat chaque année ma war a dagg bee dem université Mohamed V te xam naa ne même bu ma ñibbisee teg nañ ay règlement ci université yi ba nga xam ne balaa maa ñibbisee bay pare dana fekk passé 45 ans doo damay jàng pour am sama thèse doctorat mais sama xel mayut ma naan damay dugg ci université pour jàngale institut la bu xóot ci réew mi boo xam ne bu ma déggee France dégage dama doon bég di kontaan mais bu ma demee ba am xel yaar que ne est-ce que système bi moo war a dégager comme ni ko grand bi waxee man damay ànd ak moom système bi bu fi bàyyee ko ban système mooy ñëw est-ce que bi fiy ñëw du gën a yées gis nga terroristes yi ñuy wax nii ñaari bande ko créé mooy Union soviétique ak Amérique bi Amérique bëggee xeex Union soviétique ci Afghanistan ak yooyu ci la théorie jihad ulama wu muslimin yi dimbale ko ulama d'état yi quoi dimbale ko sensibiliser baat bi naar yi ubbi seen i frontières jàppale seen i jeunes ñu dem Afghanistan pour jàppale américains yi pour ñu xeex Union soviétique bi xeex bi jeexee naar yi ragal seeni doom dellu parce que am nañ beneen conscience bu bokkut ak bi nekkoon seen réew ñu tëj seeni frontière mënutuñoo dem ñu des Afghanistan loolu nekk al-Qaïda mooy ñu mujj toog Afghanistan terme bi foofu la bàyyeekoo ñu commencé nag di ko jëfandikoo parce que dem nañu ba nga xam ne ñu doon woote pour liberté mënatuñuy convaincre kenn les communistes def nañ ay pàcc parce que nit su fekkee dafa am loolu naqadi am ku la koy waxal jàmm la gis nga gaañ yi yu baax ci réew mi lañu gis nga Seydina Omar keroog bi ñu ko falee mu nekk amir dafa doon waxtaan ak njaboot gi mu ne maa ngi leen di ñaan saa su ma defee lu dul noonu na ngeen ma jubbanti benn waay génn benn jaase ne ko gis nga dañu la fal mais soo fi defut lu jaaduwul ci sunu jaasa ji lañ lay jubbantee Omar dafa jooy sant yàlla ne maa ngi sant yàlla ba yàlla defee ci sama askan koo xam ne su ma defee njuumte mu jubbanti bi ci sama jaasi dafa mayoon population bi mu doon atte droit d'expression ba nga xam ne fu mu nekk nit mën na ko fa fekk attaqué ko verbalement ji jamono ji boo ko defoon prison ngay fanaani mos na di dox ci mbedd yi rek benn soxna woo ko ne ko Omar yow kañ nga fi nekk Omar xale bu ndaw nee woon ci marché Ocass bi di bëree tey nga nekk Omar waxuma laa ngay jiitee aw askan muy commencé jooy sahaaba yi bi mer ne ko amirul mu'minin ngay xas mu ne ko dangaa dof kii mooy xawlata qad sami allahu lati qawla lati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah kii mooy soxna si nga xam ne moo doon wax ak yonent bi di ko jàmbat problème diggante moom ak jëkkëram yàlla ne ko yonent bi déglul kii mu ne ku yàlla wax ne nañ ko déglu man Omar sañ naa koo romb mu may interpeller ci ni ñuy diriger état ma di ko romb sañuma ko donc référence yooyu la mag ñi amoon toog ci moom la Souleymane Baal mi nga xam ne jamono jii ñu toll ba tey mënaguñu am état de droit bu niroog état bu nekkoon Fuuta ay référence am mu ngi ko jëlee woon ci njàngale yooyu nga xam ne mooy njàngale l'islam loolu moo fees dell ci réew mi mag ñi bind ko ba fi grand gis nga li mag ñi bind ci nit réew di doxee kenn xamul nu mu day man sama master de maa ngi ko def ci les thèmes littérature dans les thèmes poétiques dans la littérature sénégalaise d'expression arabe c'est-à-dire li mag ñi bind doctorat bi mooy la tendance soufisme dans la littérature sénégalaise d'expression arabe Khalifa Mohamed Niass mooy exemple bi mais boo sëppee sa bët ci li Sénégal yi bind ci domaine bu nekk li mag ñi bind ci li yéen di def di mooy activiste doo ko moomal da nga naan daf ko doon ci Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass El Hadj Ibrahima Niass ba mu naan ci siècle ci 20e siècle daañu dem ba liberté ak nationalisme dara mënatul taxaw ci seen kanam loolu ba mu koy waxee léegi 60 ans la parce que bu ngi doon wane ne daañu dem jamono boo xam ne africains yi ñooy àtte seen bopp tubaab yi danañ fi jóge ko la ñuy àtt mën na nekk islam mën na nekk communiste mën na nekk chrétien en tout cas africains yi danañ moom seen bopp ak seen i pas-pas loolu mag ñi dañ ko bind sëñ Tuubaa wax ci xoolal sëñ Tuubaa mi ngi naan ci benn xasid naan waylun liman ila nasara maala li yanaala jaahan aw maala nee na yàlla rëbb koo xam ne dafay bàyyi tubaab bi ci réew mi ngir daraja ngir poste bu mu ko dit wala ngir alal Seydi Hadji Malick bu nit ñi wasifaa ci jàkk yi ba pare xam nga lan lay woy a'uuzu billahi min sharril kufaari wa min sharri nasara wa min sharri salatini malgré reproche bi mu amoon ak tubaab bi ba nit ñi defe woon ne dafa doon liggéey ak tubaab bi parce que stratégie la amoon parce que bi muy ñëw di teg stratégie boobu fekkoon ne imaam yu bëri ci Sénégal ñu rey leen daayira yu bëri ñu lakk leen borom xam-xam yu bëri ñu rey leen mu xam ne lii buñ ci continuer mënul baax mu teg benn stratégie bu bees mooy jege tubaab yi jëflante ak ñoom terewul daf daan wéy ne yéen bu ngeen jullee ba pare ba wasif ba pare
na ngeen ñaan yàlla France dégage mooy système bi fi nekk nii nga xam ne moo indi injustice ba ñaari doomi Sénégal la fi kiy jàng médecine dem nekk instituteur kiy jàng médecine dem ci hôpital di faju di sàcc ci xaalis bi loolu injustice la donc maa ngi ñaan sa combat bi nga boole ci ñi nga xam ne dañoo génnee ci réew arab nekk ay junne gis nga am na benn prof bu nekk université Saint-Louis ba temps la bind mu ne am nay jamono deuxième université Sénégal mooy Azhar à part université Dakar université bi ëpp Sénégal moo doon Azhar ay junni nit ñoo fa génnee bokk na ci Almaahi Cheikh al Islam bi depuis 1960 ba tey mu ngi jël ay taalibe ki doomam ñuy jàngi ci biti et malheureusement ku fi ñëw ci sa affaire bopp ngay nekk ñoo ngi sant yàlla parce que yàlla moo yore lépp mais injustice boobu mooy loolu donc foofu rek laay daanelee wax ne sëriñ si il faut ñu gën leen cëral pour que bu réew mi amee problème ñu mën a atte aw askan bu amul ku fay atte problème toujours bu fa juddoo kenn du ko fay tey cër bi ñu am ci réew mi bu ñu leen ko joxee daañu mën a taxawee loolu système bu ñëw nag politique ñor la ba tax nga dindi crédibilité bi sëriñ si am ci réew mi bu réew mi tase yaa ko tas. d'accord xam naa ne waxtu wi xoj nañu yaa Pierre ak Aïcha yuy laaj kaddu alors Charles ndax Mame Khady dafa pare wala bu fekkee ne Mame Khady pare na voilà Mame Khady pare na ñu ànd ak Mame Khady Diéry Fall Mame Khady sa bleu baax na de yaa nji na lool waaye macha allah. merci beaucoup di leen jàppale yéen tamit gis naa seen couleur yi ci plateau bi yaa ngi na torop macha allah. alors Mame Khady ñu ñëw ak yow rek nga wax ñu tuuti ci météo bi ndax am na ñoom Pierre ñii suba bugg na ñoo xam ndax dafay tàngam day métti ndax tey woo naa ko mu ne ma koor gi dafa métti donc il faut que ñu xam météo waaye itam il faut que ñu xam à la une bu Walf Quotidien waaye itam il faut que internet bi ñoom itam ñu mun a xam réaction yi nga xam ne jot nañ ko def parce que xam naa ne ñi ngi woon boobu ba léegi di suivre débat bi. voilà bi tey comme ni nga ko waxee noonu lañ koy daal di defee mais tout d'abord damay nuyu suñu ay téléspectateurs di leen wax ravi de vous retrouver di nuyu encore une fois aussi sama naataango ak invité yi nekk foofule ci plateau bi di door suñu prévision météo tey nag di dem ci li nga xam ne ni mooy bésub suba gi di vendredi 16 avril 2021 naaj bi wala jant bi dina fànk ci 6h56 dina daal di sow nag ci 19h22 bu ko defee nag ñu daal di dem jëli li nga xam ne mooy température yi am si région yi ci Sénégal dañ koy daal di dooree ak bëccëg gi fi nga xam ne nii mooy Ndakaaru Njaay ciel bi wala asamaan si dina daal di leer te tamit dinañ am lu tolloog 19 degrés Celsius muy mel ni ne nag ne temps bi dina xaw a tane dina clément tuuti Louga tamit bu ñu xoolee dina am 21 degrés Celsius foofule nag dina xaw a tàng leneen i tamit muy Saint-Louis tamit foofule nag naaj bi dina tàng jër teg si tamit température bi dina dem ci 18 degrés Celsius Thiès tamit asamaan si dina leer incha allah tam si temps bi tamit dina tàng maanaam foofu lay tamit dinañ am tàngoor te 19 degrés Celsius la ñuy am ci bëccëg gi Diourbel tamit asamaan si dina leer teg si tamit dinañ am 21 degrés Celsius foofu tamit dina tàng te xam naa ne sama mbokk jaañeen yi féetee foofule dinañ sonn ndax mar dina leen xaw a sonal Tambacounda aussi tamit dina tàng ak 26 degrés Celsius foofu tamit dinañ fa nemmeeku tuuti ngelaw yi tamit